di wax ne am nañ mbégte tey jii ñëw fii daje ak sunu camarades yi di ay jàngalekat yoo xam ci daara yu lalu yi ak yu diggu doomu yi lañ nekk di def liggéey bu mucc ayib ñu leen di jaay doole ba tax ñu def seen collectif taxaw di xeex ñëw fii ci siège u SELS ma fekk fii sama camarade secrétaire général Amidou Diédhiou di ko félicité ci taxawaay bi parce que du bii rek mooy jéego bu njëkk bi mu ci defagul kon nag loolu su amee rafetlu ko am na solo parce que ñun li ñu ñor rek mooy jàngalekat yi am féexte ci seen liggéey ndaxte jaay doole bi dafa ëpp kon nag camarade secrétaire général ñu ngi lay félicité ci loolu di félicité ñëpp ñi nga xam ne def nañ seen délégation jóge ci région yi fu nañu jóge fa ak fi xat-xat toll ak koor gi ñu toll ñu bàyyi seenu njaboot bàyyi seen i yitte ñëw fii daje fii ci Ndakaaru mooy wax na xam nañ wane nañ ne lii ñuy xeex ñor na leen kon nag loolu ñu ngi leen ciy félicité parce que taxawaay dafa am solo may félicité également ñaari ñi nga xam ne ñoom ñoo waxtaan ba déggoo ñaari collectif yi nga xam ne man mii bi Soxna Ndeye Fatou amee mébét bi je crois que booba sax amul sama numéro téléphone mi ngi ko jaaree ci Abdou Karim Gueye xurum xaq ci suma juumul Ndeye Fatou bi ma woowee téléphone ne ma loo ci xalaat man mi bokk naa ak ñi ko xalaatal ne ko defaral groupe WhatsApp yaatal loolu mooy première idée bi mi ngi nii toog munu nit ki moom munoo ko waxal loo xam fekkewu ko mu fekke toog te du ko mën a firndeel bi ma ko waxee loolu ma ne ko defaral groupe WhatsApp nga commencé yaatal ci réew mi ndaxte car macha allah ñi ni jaay doole dafa ëpp ci décisionnaire yi bi mu ko defee di ma ci rendre compte ma ne koy dugalal secrétaire généraux yëpp yi d'accord ci groupe bi bu ko defee ñuy yëg li ngeen di def mayit xelal ko ne ko comme beneen collectif am na waxtaan leen ndaxte li ñu intéressé ñun mooy ñu fexe rek ba jaay doole bi ñuy jaay doole décisionnaire yi mu dakk kon nag ñaari collectif yi nan waxtaan looloot ñu def ko ma rafetlu ko Sénégal yëpp rafetlu ko jàngalekat yëpp rafetlu ko parce que ñun li ñu intéressé mooy lii nga xam ne moom lañ teg jàngalekat yi jaay doole la boo xam depuis comme ni ñu ko waxee sànq ca jamonoy Senghor la woon ba léegi mais jamonoy Senghor texte ya amoon yëpp presque yëpp soppi nañ ko même constitution ba fi Senghor tegoon soppi nañ ko lu mat ñeenti yoon soppi nañ ko soppiwaat ko lu ëpp sax juróom fukki yoon parce que président bu fi ñëw soppi ko ci li nga xam mooy say intérêt waaw kon nag benn circulaire boo xam ni du sax ab loi boo xam ne dañ koo teg depuis 1960 di ci jaay doole ay liggéeykat parce que booba Senghor moom comme mi ngi doog a jël réew mi da doon seet lu ko arrangé rek mu def ko mais moom xam na loolu mu doon def ci tappala la ko doon def parce que même France bàyyi na loolu amatul ñaari statut amatul ci benn réew léegi réew yëpp bàyyi nañ ko ñaari statut ci même corps kooku ay bot di compte lay andi te bot di compte constitution bi moo ko njëkk a tere leeral ngeen fii sànq ni liggéey bi yéen a ko yem bu ko ci nekk ca niveau ban la jëlee yàgg kooku yéen a yemi diplôme ñu formé ndoo leen ngeen yemandoo lépp ba noppi moom mu ëpp la lay avantage yu jéggi day ba ngay dem retraite man démb ci heure bii maa ngi woon IPRES ci dossier décisionnaire boo xam ne dafa génn àdduna mais sama xol dafa jeex très sincèrement et ça je l'ai dit hier ma fekk leen sax ñuy réunion ñoom waa IPRES parce que ñoom it danoo jàppante ak seen direction ma dugg fa wax leen ni jafe-jafe yi am fii dafa jéggi dayoo mais statut décisionnaire yi dafa war a jeex te ñun daf ñu war a jaral man damay wax ne ñaar yi la question des décisionnaires et la question de la formation de manière générale mooy lépp carrière la nga mën cee dugal les chargés de cours nga mën ci dugal vraiment ñi nga xaar seen formation à distance ak yooyu ak le problème des décisionnaires dafay war a jar ñu taxaw ñun syndicat yëpp boole suñu doole taxaw yiir jàngalekat yi xeex ak nguur gi sans distinction pour que ñu supprimer définitivement le corps des décisionnaires parce que loolu mënut la continuer corps décisionnaire yi jaay doole la boo xam si mënta nekk parce que da ngay dugg ci biir njàngale mi am ñaar fukki at ak juróom benn wala ñaar fukki at ak juróom lenteur administrative yi tax nga appal fanweeri at ak juróom ñun la yow léegi décisionnaire nga te yow sa yoon nekku ci yow da ngaa nekk di jàngale ci sa classe mais lii jaay doole mënu koo ëpp doole amul benn jaay doole bu gën a rëy lii ngay liggéey de ñu war laa seet si ngay toog sa kaa di xaar inspecteurs yi yem saa ñuy grève ñuy toog ba jàgg ñu noonu amuñu oto bu ñu andi nga nekk ci zone boo xam dañ naan la ñun foofa mënuñu faa ñëw ngay toog di xaar ba def fukki at
léegi ñu dem ba seet si la arrêté ba koy war a firndeel di xaar moom it juróomi at mi c'est-à-dire réew mi li fi nekk kenn mënu ko wax nga dem ba yow comme ni ñu ko waxee sànq sa élève boo jàngal CM2 wala CI moom mu dem ba léegi am diplôme am ñëw gën la ba noppi chef la nekk ci école bi yow boo xëyee nga war a ko dem présenter ko say fiche mais xoolal yëfu tappale yooyu xale boobu nga xam ne yow day ñëw sax nga encadré ko jàngal ko demoon encadré ko ba noppi léegi mooy sa chef loolu rek war na tax gouvernement bi xoolaat mbir mi xam ne lii mënta continuer mbéjum kanam nag borom moo koy fajal boppam man li ma gëm mooy syndicat yëpp ñoo war a toog waxtaan camarade SG ñu toog jël cette question là teg ko ci table ne gouvernement bi na xam ni li olof yi naan nawet tant que góob boobu yóbbu ca sam sàq yàqu weesagu ca année scolaire tant que defoo koo CFEE ak entrée en sixième tant que defoo koo BFM tant que defoo koo baccalauréat yàqu weesagul te ci yàqu la jëm bu fekkente ne gouvernement bi taxawul fi mu war a taxaw at mi ci yàqu la jëm te ñun bu ñu jëlee suñu responsabilité ne gouvernement bi lii mënta wéy nañu dakkal le corps des décisionnaires ñu ñëw reverser ñëpp dans la fonction publique loolu mooy dëgg gouvernement bu bëgg jàmm war naa mën a nangu loolu su ko nangoo jàmm am su ko nangul nag camarade SG jàmmarloo bi commencé man lii laa gëm parce que préavis bi expiré na effectivement il y a d'autres syndicats qui ont également des préavis yu expiré te benn syndicat rek bu am préavis bu expiré mën na engager tous les syndicats te comme décisionnaires yi danoo nekk ci syndicats yëpp les décisionnaires sont dans tous les syndicats man li ma gëm mooy ñun ci ñun la des ñun syndicats yi actuellement munoo am lu mat juróom-ñaari junniy jàngalekat ñu leen di jaay doole ba noppi ñu bëgg système di continuer di dox loolu mënta nekk te ñoom ñëpp koo ci waxal nguur gi ñun la ah wax dëgg yàlla yéen li ngeen di wax moom boo ko dégloo sax xam ne jaay doole la waaw léegi nag booy jaay doole nit di ko jaay doole ba ñëpp nangu réew ñëpp nangu ni li ñuy def teguwul ci yoon mais loolu mënatu la continuer léegi nag mënuñu jël ay sénégalais ñoo am ay mérite yore seen i diplôme di liggéey ñu leen di jaay doole ci biir fonction publique bi di continuer di leen jaay doole parce que décisionnaire bi su demee à la retraite boo xoolee li ko IPRES di fay te bala mu caa jot kenn xamul kañ lay doon dossier boobu ma leen di jox comme dossier retraité la une partie fonction kii moo koy fay au niveau de la solde fay nañ ko bu yàgg mais gis nga li ko IPRES war a fay en tant que décisionnaire fi mu toll nii ba suñu jon yàlla te dossier ba sax mënuñu ko boucler te mi ngi toll actuellement ci juróom-ñeenti weer bi mu génnee àdduna ak léegi njabootam amul lu mu tundee c'est tout simplement parce que c'est un décisionnaire est-ce que loolu war nañ continuer di ko nangu ci réew mi li ñuy exiger mooy la suppression du corps des décisionnaires ñu boole lépp def ko benn fonction publique ñun ñëpp ñu àndandoo parce que ñoo bokk lépp lii mooy suñu position di rafetlu seen taxawaay di leen wax ni du ngeen ci wét parce que lii camarade SG wax da ko wax ci turu syndicat yëpp parce que nit ñi mën nañoo mais am na sur certaines questions benn lañ nag parce que ñun ñëpp a yërëm jàngalekat yi on peut avoir des divergences sur certaines questions mais sur cette question là amul benn wuute bu am suñu biir ñun syndicat yëpp d'accord nañ ci ni dañoo war a ànd pour xeex pour décisionnaires yi lii ñu leen di jaay doole mu dakk kon nag na li ci des rek mooy def ay waxtaan xool nuñ koy defee ba nga xam ni ci diir bu gàtt daañu wax ak nguur gi mu bàyyi tendeefal bi te teg yëf yi ci yoon loolu mooy dëgg keneen ko fi wax leneen mi ngi wax caaxaan ñun daal foofu lañ taxaw luñ ñu ci woo ak fun ñu ci woo pare nañ pour ànd ci xeex bi pour que la suppression du corps des décisionnaires def ko ak lépp li ci war a ànd parce que décisionnaire da leen di jaay doole donc maa ngi leen di sant di leen gërëm. Le 4 mars 2002 ministère de la fonction publique dafa convoqué woon syndicat G7 pour ñu wax ci mbiru jàngalekat yi ñuy tuddee décisionnaire ba ñu dajee waxtaan nañ ci ponk yu bari lu ci mel ni lettre circulaire 9 bi nga xamante ni président Senghor moo ko bindoon depuis 1967 wax nañ ci lu mel ni nga xam ne noonu la jàngale kay def bu mën a avancer am yokkute seen mbiru liggéey wax nañ ci lu mel ni seen wàllu à la retraite bi nga xamante ne daje nañ syndicat yi dañoo waxtaan ak nguur gi ba pare andil ko ay proposition ne ko bëggoon nañ mbiru décisionnaire yi ñu wax ci ndax décisionnaire yi dafa am benn genre boddi konté boo xamante ne moom moo nekk seen biir te rafetul jaaduwul yellul ci ñoo xamante ne ñoo bokk lu ñuy liggéey ñuy am genre boddi konté wu am seen biir
bi ñu paree ci liggéey boobu gouvernement ak syndicat yi dañoo waroon dajawaat le 17 mars pour yeggali liggéey bi wante li ñu jaaxal mooy bi ñu demee ba le 16 maanaam benn fan moo desoon pour ñu dajawaat ministre bi walla gouvernement bi dafa delloo ndaje mi delloo bi nag utalu ko àpp mooy li nga xamante ne moo xaw a lënt ci mbir mi ñu ne woon nag tey jii il faut ñu xam lan moo undoon ñu delloo ndaje moomu ndax boobu ba léegi kenn lettuñu kenn firiwuñu lan moo xew dafa am ay jàngalekat yoo xamante ne fa ñuy jële jàngalekat lañ leen jële maanaam ñoo bokk nu ñu leen di recruter ndax jàngalekat balaa nga koy doon da ngay def concours état mooy ubbi concours ñëpp ñi nga xamante ne dañ ne am nga lu gën a yées fukki at ak juróom benn al wala lu ëpp fanweeri at da ngay mën a bokk ci concours bi donc ñoo bokk fu ñu leen di recruter bu ñu paree ñoo bokk fu ñu leen di tàggate ndax ku nekk da ngay dem ci lu ñuy wax CRFPE mooy centre régional de formation des personnels de l'éducation ñu yóbbu leen ci CRFPE yi pour ñu tàggat leen bu ñu paree foofu ñoom la ñuy booleendoo yóbbu leen ci école yi ñu fay jàngale ci école yi ñoo bokk heure bu ñuy xëy ñoo bokk lu ñuy liggéey ñoo bokk résultat lu ñu leen di laaj lenn rek la ñuy wuute mooy bu ñu waree avancer dañ naan kan yow mii di fonctionnaire may nañ la nga jël ascenseur bi yow décisionnaire bi jaaral ci escalier bi muy boddi boo xamante ni ñii dañ ci nekk te comprendre ñu lan moo ko indi situation boobu nag moo taxoon enseignants yi taxaw ne dañuy yëglu lan moo indi le fait que yenn jàngalekat yi nekk ay décisionnaire nii la état bi recruter ci njàngale mi dafa yam foo xam ba fa tolloo dañ lay laaj lijaasa boobu moom mooy tax ñu dugal la fonction publique lijaasa boobu pour nga am ko da ngay def concours ba pare inspecteurs yi ñëw seetse la sa bërëbu liggéeyukaay inspecteurs yi seetse boobu mun nañ toog juróomi at juróom-ñaar ba fukki at soog la seetse loolu du sa faute yow bu ñu paree kayit yi ka nekk wàqu ngoona jël kayit yi jom jox ko inspection war ko jaarale fi mu war a jaar Kaolack ba ñëw Dakar temps boobu mu def yooyu yëpp saa kayit yi dafay def ay at yu bëri léegi bu ñëwee au lieu ñu jël ana ba nga xamante ne sa nga defoon examen ba ñu ne la instant bi nga jote kayit bi instant boobu la ñuy commencé di la natt loolu moo tax jàngalekat décisionnaires yi bari instant bi système bi boo xoolee mat nañ juróom-ñaari junni ñoo xamante ne dañ leen di toroxal léegi nag lan moo waral toroxal bi mooy que tey jii da ngay commencer di jàngale sa benn doom juddu sa gannaaw yàlla def mu màgg ñëw di jàngale sa doom boobu boo sàgganoon yow mi ko yow mi yaayam wala yaay papaam moom dafay ñëw romb la lu yondi loolu mooy que jàngalekat décisionnaire bi saa yu changé corps au lieu mu yéeg dafay delluwaat si fi gën a yées maanaam day def benn jéego si kanam ñaari jéego si gannaaw loo xamante ni kenn mënu ko xam léegi nag loolu mooy indi mun nga def ñaar fukki at ak juróom benn xale ñëw def juróom-ñaari at romb la bu ngeen nekkee si école bi moom mooy nekk si chef ndax moom moo lay ëpp grade te ki la ëpp grade bu fi kilifa gi nekkul kooku ngay dem di ko wan li nga war a liggéey waaye koo xamante ne yow ba ngay jàngale moom mu ngi jàng kooku lan la mën a indil yu mel noonu moo bari ci système bi ba tax na enseignants décisionnaires yi amatuñu Pastef farlootuñu seen xel ak seen xol nekkatu suñu liggéey ñu ne nag lépp dafay tuuru muñ nañ ba sunu muñukaay jeex lu ne def nañ ko lu ne wax nañ ko fu ne dem nañ fa mbir mi te tëj na du réglé wu li ci des nag mooy wax ak nguur gi jàmmaarloo ndax mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam dañoo egg ci niveau ba nga xamante ni mënatuñu di muñ taxaw di seetaan ndax boo demee à la retraite li gën a yées mooy boo demee ba war a la retraite dañ naan laan léegi amatoo droit imputation instant bi nga ko gën a soxla ndax boo nekkee mag la sa kàttan di gën a néew
boo nekkee mag nga gën a soxla hôpital mais état bi danaan la yow kat léegi moom mënatuñu laa jël en charge donc lépp luy jëm sa wàllu wér-gu-yaram yaa ko gérer sa bopp. leneen li si gën a yées mooy da ngay fekk lettre circulaire bi nga xamante ne moo tënk jàngalekat désigné si lii maa ngi koy wax sànq lettre bi 1967 la woon président Senghor moom moo ko bindoon waa jamono di dox ba ñëw en 2022 ñu ñuy àtte c'est àtte texte yoo xamante ne 1967 la woon est-ce que loolu jaadu na est-ce que loolu yoon na maanaam est-ce que loolu baax na est-ce que loolu na tax système éducatif mën a am ay résultats ndax bu fekkee ni nit ki dafa war a jàngale te kat xelam mu ngi si njaboot gu mu bàyyi gannaaw dafa war a jàngale te bu retraité da nga koy yéene sarax nit kooku daraam nekkatul ci école bi. loolu moo taxoon tey ñu ne dañu oo presse bi waxtaan ak ñoom li ñu bëgg nag mooy jàngalekat décisionnaire bi comme fonctionnaire bi buy avancer na avancer ak 40% de son ancienneté ndax fonctionnaire bi saa yu jógee grade dem ci beneen grade dañuy jël 40% de son ancienneté bu dee élémentaire jox ko mu dem ak moom ba pare nag ñu jëlal ko at yoo xamante ne moom lañ ko weesu woon fay ko rappel jàngalekatu décisionnaire bi bu defee examen en 2010 kayit bi génn en 2021 dañ naan ko en 2021 bii si nga am examen donc 10 ans yooyu yëpp da koy perte amul rappel amul dara te ñoo xamante ne lépp lu ñuy def yéen a koy defandoo amuñu dara lu leen wutale donc ngir yàlla doy na pour que état bi li nga xamante ne mooy injustice bi muy xeex mu xeex ko tey une bonne fois pour toutes li ñu bëgg daal mooy yamale système éducatif bi bëggatuñu dégg baatu décisionnaire ci système éducatif bi ndax bokk fa woon donc fa mu nekkoon nañ ko fa delloowaat maa leen di gërëm di leen sant.